waaye ñu ngi ziyaare soxna yëpp yu Sénégal ak yu àddina bi yëpp waaye nag dinañ ñu nuyu aussi voilà sunu càmmiñ yi. dëgg la bu ñu waxee 8 mars xel yi dem ci jigéen muy bés boo xam ne dañ ko sargal jigéen yaakaar na ne pour sargal jigéen 8 mars ñu koy defee saa su ne benn bés rek di ci waxtaane li nga xam ne lañ jigéen. waaw xam naa bésu fàttaliku la rek waaye bés yëpp 8 mars la ci soxna yi ndax kenn mënta xalaat bés boo xam ne bii soxna yi duñu voilà def la nu war a def muy ci kër yi wala ci réew mi wala ci bërëb ya ñuy liggéeyee dañuy yëngu tous les jours voilà am na ci ñoo xam ne fajar la ñuy xëy maa ngi xalaat ñi nga xam ne ci tefes yi la ñuy liggéeyee 4 heures du matin daanaka dana fekk ñu xëy kon bu fekkee ne dañuy tànn benn bés pour sargal leen pour fàttaliku la rek waaye ku ne xam nga maanaam importance su jigéen ci koom-koom ci voilà ci na kër gay doxe ñi réew mi doxe waaye dañ ci seppi rek benn bés pour fàttaliku ne am nañu aussi ay mbébét yoo xam ne yi war nañ leen cee jàppale mën na noo wax nag ne aussi jigéenu Sénégal avancé nañ ci lu bare man dama koy jàpp rek te ba may jàng xale yu jigéen yi bëriwuñu woon ci école yi tey boo xoolee entrée en sixième bii ñu génn xale yu jigéen yee ci ëpp ñoo ëpp góor ñi kon mën nañ jàpp ne waajur yi ñu ngi gën a jox valeur seen doom yu jigéen yi dañuy ñaan nag aussi mu yokk jigéen ñi aussi ci wàllu koom-koom macha allah yëngu nañ ci bu baax a baax léegi ñu ngi ci transformation agricole ñu ngi ci production bari na jigéen ñoo xam ne dañuy bay ci ay hectares yi hectares waaw ñu ngi ci administration bi ci poste yu kawe waaye nag aussi des na il faut aussi surtout sunu maanaam sœurs yi nga xam ne ñoo ne ci kaw gi maanaam ci dëkk yu ndaw yi ñoom it ñu xëcc leen ñu gën a yéeg ñu mën a am aussi situation yoo xam ne seen dundin dina gën a yomb président de la république nga def na ci jéego yu bare booy seet programme social yi nga xam ne moom la tëral bi mu ñëwee ba tey daanaka jigéen ñi la ko jagleel muy PUDC daanaka dëkk bu ne jege si nañ dëkk bu ne mën a am ndox moo naan liñ naan accès universel daanaka yegg nañ fa loolu jigéen ñi la ko defal ndax jigéen ñay rooti voilà bu ñu nee aussi tali yu ñu defar ñoom lañ ko jagleel bu ñu leen di évacuer voilà bu ñuy ami doom ak yu mel noonu waaw yooyu yëpp gis nañ ci ay jéego bourse familiale daanaka bu ñuy wax jigéen ñee tax ñoo koy jot sax booy seet waaye aussi des na liggéey bi aussi des na war nañ koo gën a yaatal jigéen ñi aussi jox nañ leen ay jumtukaay parce que président moo fi ne woon 0 pilon voilà kooku it doxe na ko parce que def naa ministre de la femme distribué na ay moulins yu bare parce que président dafa ne woon bëggatul gis soxna buy soq waaw wàllu woowu nag war nañ koo baral ba dootuñ gis fenn voilà gën a court voilà ndax war nañ koo dépassé ak yu ni demee kooku it maanaam boo ma doon laaj xayma dama naan def nañ jéego yu bare macha allah waaye des na ay jéego aussi yu ñu war a def. d'accord est-ce que yaakaar nga tam àq ak yelleef bu jigéen ñi jox nañ ko ci Sénégal ba mag sax. waaw booy xool diine lim ñu sant mooy yëkkati maanaam soxna jox ko àqam jox ko wareefam waaye nag li ñuy gis ci jamono ji ñu toll dafa xaw a doy waar moo tax man. Vraiment dama kontaan ci loi bi nga xam ne président yóbbu na ko assemblée contre le viol et la pédophilie maanaam ni ñuy mettitale jigéen di àgg ci xale yu ndaw yi député yi aussi ma sargal leen ndax ñoom ñëpp a ko wote seetuñ ku bokk fii wala ku bokk fële li mu wane rek mooy dafa di problème boo xam ne bii vraiment war nañ cee trouver solution te loi boobu defe naa ne dinañu jàppale war nañ cee yee nit ñi nag ñu xam ne daan yu métti ñoo am léegi ci képp koo xam ne da ngay def ñaawteef yooyu sénégalais mun nañ jàpp ne fonk na jigéen waaye nag foog ñu leen ciy ñaax di leen ci soññ bu baax a baax xale yu ndaw ñi aussi nga xam ne xëy na duggaguñ ci néegu sëy góor ñi aussi ñu jox leen formation éduquer leen wax leen ne jigéen da nga ko war a sagal da nga ko war a surtout respecter da nga ko war a def nawle waaw loolu moom foog ñu ciy dëkk voilà yee leen ci ñu am aussi yërmande ci seeni soxna voilà loolu éducation permanente la
maanaam voilà def naa ne Sénégal quand même du ma ne wareef yëpp def nañu ko waaye def nañu jéego waaye il faut que ñu gën a góorgóorlu soññ ci nag ku ne. voilà ñu lay woowee dame de fer yaakaar naa bi ñu waxee jàmbaar bu jigéen xarit ba dem ci nga xam ne mooy yow mais ñu gis ne féminisation jigéen ñi ci fonction publique yi am na lu ci xaw benn pàcc boo xam ne xaw na cee des ci sa xalaat. waaw xëy na mooy li ngay wax ne assemblée nationale moom parité lañ fa am voilà boo limee li ngay lim ci góor ak li ngay lim ci jigéen ñooy yem su ma soñoon nag aussi loolu ñu def ko muy ci wàllu gouvernement wala ci wàllu conseil d'administration. ndax amul benn liggéey booy teg te doo gis soxna soo xam ne si am na mën-mën mi am na qualification yi kon nag xëy na beneen jéego bi nga xam ne moom la ñu war a def mooy boobu waaye nag progrès quand même am na war nañ ko wax war nañ ko reconnaître waaye dañuy gën di pousse voilà bëgg aussi suñu càmmeñ ñi jàppale ñu ci ndax bu nuy wax jigéen ju avancé maanaam day avancé indi ngëneel ca këram indi ngëneel ci réewam kon loolu ñun ñëpp suñu bénéfice lay doon. alors lu jëm ci femme yi nga xam ne dañoo liggéey tax benn jigéen léegi bëggatul toog mais dañoo gis ne nga boole sa liggéey ak sa liggéeyukaay day xaw metti bëgg ko boole tam ak sa li nga xam mooy sa kër ak sa njaboot te loolu dina andil tamit ay problème ci kër yi lan mooy solution bu ñu mën a jël. waaw xanaa waxtaan ak borom kër yi waxtaan ak mooy li ma doon wax sànq mooy sensibilisation éducation jeunes yi ñu xam ne aussi soxna nawle la da nga ko war a jàppale da nga war a am yërmande ci moom. loolu it aussi def naa ne góoru Sénégal sax xamee nañ ko voilà góoru Sénégal xamee nañ leen laa biir waaye dañ leen di gën a soññ voilà ñu mën a aussi muñal soxna yi voilà ndax kay liggéey di indi di participer ci kër gi yenn saa yi mu guddee loolu it nga indi compréhension loolu dafa laaj vraiment ñuy waxtaan bu baax mbir mi nag aussi du rek wax ak jigéen ñi wax ak góor ñi aussi daf ci am solo wax ak borom kër yi voilà ñuy ñaan aussi kilifa diine yi ñu jàppale ñu ci ndax def naa ne lii diine wax ci fonk jigéen moom leer na dañ ciy soxla ñoom it seen jàppale ci xutba yi bu ko defee xale yi xam ne soxna da nga koy fonk ni mu la fonke voilà daal ne respect dafa doon lu am solo ci diggante doomu aadama rawatina nag ci góor ak jigéen donc éducation bi formation bi sensibilisation bi daf ci am solo bu baax a baax. alors kon wax léegi li nga xam mooy violence faite aux femmes et aux filles ñu gis ne am nañ criminalisation viol mais lu ñu lay fàttali démb ci tribunal am na jigéen boo xam ne ñu ko doon àtte ngir maltraitance boo xam ne def na ko ay xale ci fi jamono toll te ñu ne yoon am na sax reculé nañu 20 ans de prison à son encontre boobu les cas ndax yëg nga ko. waaw yëg naa ko kay mooy kii saabu xale yi kooku moom bon xam nga benn cas la ci ay millions de femmes yu am toujours nag aussi bu ñu jàpp rek ne soxna yëpp maanaam ñu voilà c'est pas comme ça moom it nañ ko teg li yoon santaane nañ ko daan ndax yor ay xale voilà di leen maltraité ba ñu gumba loolu moom mooy ñaawteef yi may wax rek voilà yenn saa yi nga dégg ci aussi ay jigéen mu ngi mel ni violence yi yenn saa yi ñu ne la gang benn jigéen a ko jiite voilà yooyu yëpp aussi da di yoo xam ne yu bees la yoo xam ne xamuñu ko woon mais li ci ëpp solo vraiment mooy loi bu amee rek ñaawteef yooyu bu amee vraiment ñu sanctionner voilà ñi nga xam ne ñoo ko def loi bi nga wax contre les viols ak la pédophilie def naa loi bu am solo la parce que nag quand même protection yow boo neewee ci réew li nga xam ne moo lay protéger mooy protéger sa doom mooy yoon voilà te encore une fois loi boobu député yi vraiment voté nañu ko mais nañuy continuer di sensibiliser dafa am solo maanaam di waxtaan ak nit ñi di leen yee di leen xamal loolu nag dañ ci laaj ndimbal aussi bu journaliste yi ngeen doon voilà ak képp koo xam ne kilifa nga wax naa sànq kilifa diine yi woo nit ñi aussi ci diine wax leen li diine wax ci sa digganteeg sa soxna sa digganteeg sa doom bu jigéen xale yi aussi ñu former leen ñu xam aussi ne respect mooy base bi nga xam ne mooy tax nit ñi mën a ànd ci jàmm. wax nga ko léegi président waxoon na pour ñu jàppale jigéen ñi ba nee na sax soq sa amatul ak yooyu mais gis nañu ne jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkkaat yi maanaam ci village yi gën a sori Sénégal ba tey ñu ngi dund ak ay jafe-jafe tey jii ci wetu 8 mars bi ana lan mooy sa xalaat boo xam bu ñu ko defoon seen ay jafe-jafe ji. waaw xam nga souvent li am bu yàgg ba tey boo daan xool xaalisu réew mi ci dëkku taax yu mag yi lañ ko daan yemale booy seet voilà bu ko defee nag xëy na soxna yi dëkk ci taax yu mag yi seen situation maanaam amélioré na waaye ñi nga xam ne ñu nga woon ci dëkk yu ndaw yi ba tey dañuy jànkonteeg jafe yu bëri président Macky Sall bi mu ñëwee loolu la bëggoon a dakkal
ne maanaam fossé bi nga xam ne am entre ñii dëkk ci taax yi ak ñii ci dëkk yu ndaw yi dañ ko war a jeexal moo tax mu indi PUDC moo tax mu indi PUMA waaye ba tey it booy seet condition wu jigéen ñi nga xam ne ñoo nañ ci dëkkaan yi moo gën a metti ak luñ ci mënti wax kon il faut que aussi investissement yi nga xam ne ñu ngi koy def ci zone rurale yi ci mbay mi ak yu mel noonu loolu mooy tax aussi condition wu jigéen ñi mën a améliorer wu ñu aussi éducation bi ndax jigéen ñi ñu ci bëri ñu ngi jàngi léegi même ci dëkk yu ndaw yi loolu it dana bokk ci li nga xam ne moo leen di may ëllëg ak sibir ñu mën a am seen taxawaayu bopp mën a am seen liggéeyu bopp. sama xalaat ci wàllum jigéen ñi nga xam ni def xaraf ba léegi te dañ koy tere ndax dina andi jafe-jafe soo tollee ci sa néewu sëy. ah waaw kooku kay dañ ko tere muy excision ay xarafal jigéen ñi kooku loi am na ci dañu war a continuer di sensibiliser suñu mbokk yi nga xam ne ñu ngi ci ba tey sensibilisation dafa am solo ndax nit ki doo yeewu rek teg ko daan voilà parce que yenn saa yi ñi koy def sax dañuy defe ne li ñuy def lu baax la waaye booba yaa ngay lor ko nga koy defal donc sensibilisation boobu dañ ko war a continuer vraiment ba ñi nga xam ne ñoo des ci loolu te maanaam phénomène bi nag reculer na bu baax aussi nañoo nangu loolu mais ba tey des na dañ ci war a continuer voilà ak ONG yi nga xam ne ñu ngi ciy liggéey maa ngi leen di aussi féliciter ci liggéey woowu mais dafa di loo xam ne lii day lor xale yi voilà di indi aussi ay problème mu santé yu am solo kon loolu it ci métital la bokk kooku aussi forme de violence la dañ ci war a liggéey waaye sensibiliser ba nit ñi xam ne loo xam ne lii day lor nit ñu koy defal voilà parce que loi bi daf ko tere ci boppam. d'accord question bu mujj bu lay laaj rek tey jii ci wetu 8 mars ñu koy saagale jigéen ñi ana ban message ngay lancé góor yi nga xam ne dañu door jigéen. defe naa ne am na hadis bu wax ne boobu caabi àjjana mu ngi sa suufu tànku yaay def naa am na hadis bu ko wax kon loolu rek wane na fii diine teg jigéen yëkkati loxo defe naa ne di dóor jigéen jamono passé na ko bu yàgg yoon tere na ko diine sib na ko kon kooku vraiment du ci honneur benn góor bu koy def mais ni ma ko waxee defe naa ne majorité wu sénégalais yi vraiment ñu fonk seeni soxna lañ mooy large majorité minorité boobu nag voilà dañu bëgg nag ñu dakkal ko bu ñu ko deful it yoon aussi mu ngi fi voilà parce que yoon nag mooy àtte mbir yi ci ñi nga xam ne bëggu ñoo respecté yoon boobaa yoon day dal seen kaw waaye nag li nga xam ne mooy li ci ëpp solo te ñu bëgg ko mooy vraiment mu am entente entre góor ñi ak jigéen ñi góor ñi sax jàppale jigéen ñi ci li nga xam ne mooy seen ambition moo xam sa doom bu jigéen la wala sa jigéen wala sa xarit wala sa dëkkandoo ñoom it ñu ngi leen di woo ci 8 mars bi ñu xam ne seen bés la aussi ndax suñu succès en tant que jigéen seen succès la ñoom aussi